asalaamaaleykum mbokk internet yu Dias Actu ñu leen di nuyu di leen dalal bu baax tey su suñu émission Ramadan avec nag tey daa am plaisir dalal ki nga xam ne mooy coordonnateur Pastef bu Dias muy Youssouf Ciss Youssouf maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal tey su suñu plateau Ramadan avec. maa ngi lay fay Maytana di nuyu di profité ci occasion bi pour nuyu internetu Dias Actu di leen ñaanal jàmm di leen dalal fii ci Dias ci quartier bi ñuy wax Kaxam Diom. voilà mbokk internet yi tey nag comme ni nga ko xamee Youssouf Ciss lañu dalal tey donc Youssouf Ciss tey bu ñu la nee kan mooy Youssouf Ciss lan nga ñu mën a wax ci ay kàddu yu la teg. bon kan mooy Youssouf Ciss dama koy résumer rek bon xam naa ne mën naa leen ni man Youssouf laa tudd sant Ciss déjà dëkk Dias màggee fii def fi samay études primaires ci école primaire Demba Diouma Faye ma am entré en sixième dem CM2 Dias en ce moment-là ci at yooyu noonu CM bi dafa amoon ay classe un peu éparpillées am na classe bu nekk côté terrain bi am bu nekk maison des jeunes yooyu yëpp jàng nañ ci ak fële mu nekk ci lycée bi ci kaw donc bi ma pare foofu am sama BFM en 2003 ci la am orientation dem lycée des Parcelles Assainies tey ñu utal ko beneen tur mu tudd Seydina Issa Rouhou Laye ma def 3 ans am sama bac bi ma amee bac aussi je suis allé à l'université département anglais ma def foofu première année ba licence bi ma amee licence aussi j'ai essayé autre chose ma def concours c'était la première fois d'ailleurs may def concours dans ma vie ma def concours pour entrer à l'école nationale hôtelière ma def donc ma jàll concours bi def formation commencé sama formation foofu def 1 an. Bon, je devais faire 3 ans, mais je me fait une année. La xoolaat daal sama destin sama conscience yóbbu ma feneen ma dem essayer aussi enseignement bi ma kii ci loolu ñu affecté ma frontière Gambie Karang. J'ai fait 6 ans à Karang avant d'être affecté à Dakar quoi. Présentement maa ngi foofu ba léegi maa ngi Guédiawaye lycée Pikine Est foofu la nekk di servir ba fi may wax ak yow. D'accord voilà. Après bi nga doonee professeur d'anglais léegi gis nañ ne yaa coordonnateur après Pastef bu Dias nan la demee ak yooyu noonu wala bon yooyu sax nañ ci ñoo xam naa après ci wàllu politique bi et tout ça. C'est ça. Donc dañu ñëw jàll ci li nga xam ne mooy pàcc bu ponk bu njëkk bi muy wàllum Ramadan comme ni ñu ko xamee nag bu ñu invité nit dañuy commencé ci li nga xam ne mooy wàllum Ramadan donc Youssouf Ciss est-ce que day woor. Bon bien sûr damay woor musulman la d'ailleurs même bi may commencé woor fekk lu tuuti la mën naa ne sax fàttaliku ma exactement ban âge la amoon te jamono yooyu lañ doon sax concurrence kan mooy woor weer quoi voilà donc yàgg naa di woor te lu ma tàmm la lu ma neex la aussi voilà c'est ça. Donc koor gi du la sonal la. Non pas tellement je suis pas comme les Pouyen xam nga ñoom lay gën a sonal mais ñun ñi sant Ciss moom amuñu problème yooyu quoi. Voilà koor ak ñàkk koor day mel ni benn la ci ñun quoi. D'accord c'est ça. Donc gis nañ ni professeur d'anglais la Dakar Guédiawaye nga nekk. Esson bi école yi tëj nañ ak li ni mel Youssouf Ciss ñu nga ñëw village ñëw di fi confiné wu lan mooy sa emploi du temps parce que laaj bi moo naroon nekk est-ce que sa emploi du temps ni doon demee noonu lay demee mais comme gis nañ ni sa profession mooy jàngalekat et puis école yi tëj nañ donc fii nii nga nekk village lan mooy doon daal sa côté. Sama occupation bon man mën naa ne tëj naa mais tëjuma carrément d'abord loolu lay jëkk leeral parce que maa ngi def ay cours en ligne avec application Zoom meeting maa ngi def cours en ligne avec quelques élèves donc à part loolu aussi am naa samay livre comme yi ma teg ne maa ngi koy lire am ay documents yoo xam ne aussi man maa ngi ci quoi. À part ça aussi ay bind exactement de short ay poèmes yu gàtt ay kii ci loolu daal mooy occuper sama temps quoi. Mais quand même toog bi yàgg na métti na trop lii tàmmuñu toog voilà loolu quoi. D'accord Youssouf Ciss bu woowee ba ngoon jot lan nga tàmm si ndogu exactement. Bon sama ndogu moom li ma ci taamu mën naa ne am moo problème mu taamu loolu quoi ci côté lekk dañ ma yaree ne par exemple lu ma gis rek man jàpp naa ne lii moom mën naa ko dundee sans problème voilà donc ndogu bu jotee yenn saa dinaa lekk pain bu am ay
peut-être su ma ci amee ay frites boole ci ay saucisses wala bon ay. donc loolu mooy sa préférence bon pas côté taamu mais dina am loo xam ne daal boo ko amee. waaw moo lay gën a en fait ci bon yàlla dafa def nag ma am soxna boo xam ne lu mu def neex na ma ko ci lekk parce que dama ko wóolu tellement ci côté lekk. que vraiment lu mu def rek moom xam na sama goût te xam na exactement lan laa bëgg daal moom mosul togg lu mu naqari pratiquement lépp lu mu préparé rek lépp lu mu togg day fekk ni vraiment. comme toog ngeen doomu daa sax baax na. non doomu daa est-ce que gënuma koo bëgg sax ci plat yi man bokk ma ci exclure doomu daa ne góor du ko lekk wala leneen man j'ai pas ce problème là quoi vraiment. donc Youssouf dañuy ñëw jàll ci deuxième partie bi nga xam ne mooy moo concerné li nga xam ne mooy mbas mi daan suñu dëkk donc ba sax yow jàngalekat nga loolu moo tax instant bi yaa ngi village ñëw toog ndax école yi tëj naa ngi ne mbas mi bu mu duggee suñu dëkk ba tey ban jàngat nga ci def. bon jàngat bi ma am ci mbas mi d'abord damay féliciter suñu médecins yi ñu docteurs yi nga xam ne vraiment ba mu duggee fii ba léegi amuñu jàmm nelawuñu ñu ngi def seen képp lay kattan pour faj nit ñi informer nit ñi xam nga fagaru war nit ñi exactement nan la ñu war a comporter woo mu nekk loo xam ne aussi war nañ leen jaajëfal bu baax a baax à part ñooñu aussi même population bi seen bopp am na ci ñu bëri ñoo xam ne jël na ci ay initiative dimbali par exemple ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ñoom ci dëkk bi jël nañu ay initiative ñii di defar masque ñii di créer fii ñii di def ku nekk daal yaa ngi yëngu yaa ngi def sa kéem lay kàttan pour nga jox sa apport vraiment pour feebar bi mu bañ ñoo lor comme ni mu loree ay doomu aadama yu bëri fii ci àdduna bi donc loolu moo ngi koy rafetlu bu baax di gën a ñaax aussi sama waa dëkk fii ñu jas commune bi yëpp di gën leen ñaax pour ñu respecter mesures yi nga xam ne mesures barrières yi nga xam ne par exemple yi nga xam ne seen xel naaj na ci wàllu santé teg nañ ko ñu jéem ko respecter ñu bañ a jàpp ne feebar bi mënul yegg fii ci dëkk bi voilà donc ñu respecter port masque yi gel yi ak yooyu yëpp di raxas seen loxo comme il le faut à chaque fois bu ñu génnee même bu ñu génn bu gàtt sax dañ raxas seen loxo bon te génn bi sax bu ñuy génn même bu soriwul sax nañ sol seen masque protégé wu parce que on sait jamais feebar bi amul frontière fépp la mën a dem quoi donc maa ngi leen di gën a ñaax par rapport à ça. d'accord instant bi situation dëkk bi li nga xam ne moo concerné mbas mi tey boo ko doon décrire en un mot tey ban mot nga xam ne mooy décrire li nga xam ne mooy situation. bon situation dëkk bi damay naan ñëpp a jaaxle. waaw ñëpp a jaaxle nañ quoi fi mu ne nii dinañ moytu déjà mais nañ ñaan suñu borom mi nga xam ne moom mooy wàccee balaa mu teggil ñu lii mais gëm naa ne daal vraiment fu mu ne nii ñëpp tiit nañ ñëpp jaaxle nañ. donc tu es pour que ñu ubbiwaat li nga xam ne mooy lieu de culte pour ñu si dem foofu pour ñaan. non je suis pas pour. li tax mënuma nangu loolu déjà bañ koy tëj ci nombre bi ñu amoon rek yaakaar naa su ma juumul ay 79 et quelque la ñu ngi tëj jàkk yi di tëj ay marché yeeg yooyu donc duñ dem tey ba am 1000 et quelque day waaj a yegg 2000 di ubbiwaat bon exactement loolu dama xamul exactement lan moo animé le président de la république ak ñi mu àndal bon ñu décidé que ñu ubbiwaat lieu de culte yi ak marché yeeg yooyu. d'accord ci kanam dinañ gën a yaatal ci côté boobu noonu léegi Youssouf Sy nan nga gisee li nga xam ne mooy suñu mairie bi li nga xam ne nii moom lay def en fait pour xeex li nga xam ne mooy coronavirus parce que gis nañu ba mu daanoo si dëkk ba tey mairie yu ci nekk ñoo ngi def jéem a jàppale seen population ak li ñu mel donc yow fii nii ci commune bu Diass localement nan nga gisee mairie bi li muy def xeex bi. bon damay naan mairie bi déjà. li ñuy def dañ koy xeeb lool donc te dañu naan aussi bettuñu lool ci xeeb gi ñu ko xeeb parce que bi ñu fi nekkee léegi yàlla def na ngi def seen kéemtalaay kàttan li ñu mën daal maanaam seen doole fi mu yem ak seen xalaat mais par rapport ak feebar bi liñ ci waroon def li ñu gis yeneen maire yi di ko def ci seen yeneen dëkk gis naa ne daal sori na lool ak li ñu suñu maire yi di def fii. donc ci loolu déjà liñ fi séddale ci ay vivres defe naa ne loolu néew goo xam ne mënoon na xaar ba yeneen yi nga xam ne par exemple jóge na feneen
comme yu nguur joxe ak yi ay particulier maye ñu dajale lépp daal ñu joxe ko mu am doole benn yoon. d'accord mooy li nga xam ne mooy 5 kilos ceeb ak 3 kilos ceeb bu ñu doon séddale ñu doon gis muy séddale. voilà loolu yaakaar naa ne vraiment c'est pas une très bonne idée donc manque de stratégie la manque de vraiment ñoom seen xalaat ci ni ñu ko war a doxalee dafa mel ni daal des na lool te c'est à l'image de ce qui s'est passé ici depuis très longtemps donc lu ñëw rek bon nit ki tamit mooy li ma la wax sànq li ñi xelam toll rek ak noonu rek la mën a doxalee daal. jàpp nañ ne daal loolu mooy seen principal problème donc bu dara ñëwee duñ ko analyser d'abord ñu xool nan lañ war a demee dañu ñëw rek dugg ci noonu comme ça. d'accord donc yaa ngi xeeb bi nga xam ne moom la mairie bu des def donc niveau national tamit gis nañ président initiative bu mu jël mooy maye ay ceeb ay diwlin ak yu ni mel mais yéen seen leader parce que yow nag yaay coordinateur Pastef bu Diass donc seen leader lan la defagum nga xeex ba tàmbalee ba parce que dañ koy gis muy génn di wax moom sax mooy président des scandales et des je sais pas révélation et tout ça donc bu génnee rek scandale am na fii révélé naa lii ak yu ni mel nan la defagum ci xeex ba tàmbalee. li may wax ci loolu mooy que ne par exemple Pastef au niveau national boo demee département boo dem tey nii Pastef organisé wuñu di def ay dons di def ay sensibilisation au niveau de chaque département. Le département de Mbour la même chose moom moo fa am au niveau de chaque commune aussi loolu moo fa am ba commune de Diass nii may wax ak yow li war Pastef ci mbas mi ñun ñu ngi koy def au niveau de notre commune. lan ngeen joxeegum ci commune bi. bon ñun joxewuñu directement mais dañu bokk ci benn bon damay naan ba xam nga mouvement laa koy wax wala kii ñuy wax Folkorona ñàkkul ngeen dégg ko ñun ci ñi ko kii lañ bokk ci ñi ko séq lañ bokk ñun suñu action foofu lañ koy def directement donc Folkorona bu defee day mel ni Pastef daal def na parce que ñun lu ñu am rek foofu lañ koy yóbbu. est-ce que nekkul yéen da ngeen a yoroon moo tax ñu ñëbatu ci ginnaaw Folkorona naan ci lañ bokk ñoo ñu defat ñu ne. non damay naan loolu du gàcce ñàkk yor du gàcce xam nga yàlla mooy joxe. te ñun yàlla def na aussi lépp luñ teg ci loxoy nit rek. sañ koo lekk nga sañ koo namoo parce que suñu ñàkk la ñun ñoo ko moomal suñu bopp. bokkuñu ci ñi nga xam ne par exemple dañ leen di yónni ne dem leen jox diw ñun ñu koy ndamoo mel ni seen poste la ñun li ñuy joxe ñun suñu ñàkk bopp la. waaw ku nekk daal li nga ñàkkal sa bopp yow yaa koy dindi nga teg ko ci taabal bi ñu yàpp lépp yóbbu donc bokkul ak li nga xam ne dañ la dénk rek nga dem joxe di photo wu di wone wu comme ça non ñu duñ procédé noonu. mais fii dëkk bi toll nii population bi li nga xam ne moom la gën a soxla mooy ku leen jàppale ku leen dimbale que ñu toog rek naan révélation scandale na ci ceeb beeg yi ni mel ak yooyu te kenn gisul loo xam ne yéen moom lañ joxe. loolu nga yaakaar da nga yaakaar rek ne dëkk bi loolu lañ gën a soxla mais dëkk bi li ñu gën a soxla mooy li ñu moom ñoom li ñu yellool ñu jox leen ko. waaw loolu li nga moom déjà boo ko géré wul boo ko amul bu teguwul sa loxo. xaw ma looy wuti par exemple ku lay dimbali. tey jii nii man dama gëm ne bu fekkoon ne lu ku nekk li nga war a jot yaa ngi koy jot doo ñaan kenn doo lebi kenn doo soxla sax ndimbalu kenn loolu moo manqué fii ci dëkk bi. waaw te autre chose aussi dinaa ci yokk benn affaire wax nga tuuti wax lan nga sànq ci wàllu mairie bi mooy que ne suñu mairie dafa bokk ci mairie yoo xam ne ñoo gën a riche ci biir Sénégal. gën ci am doole ci wàllu entreprise yi ko wër ak yooyu noonu mais ñun dañ dul sax gis loolu lan dañ ko dul sax gis entreprise yi fi nekk yi fi taxaw man duma leen lim bëri na trop mais seen impact ci xeex bi seen doole gisuñu ko daal man franchement am na benn bu ma ci dégg ne am na lu mu joxe mooy Dangote mais vraiment bi ma ko déggee dama tax ruus dama naan lii ñu joxe ni sax waruñu ko woon siiwal waaw vraiment dafa néew koo xam ne par rapport ak li ñuy joxe au niveau national dafa néew trop. autre chose aussi mooy que ne par exemple lii ñuy def nii di distribuer ay ceeb ak leneen pour man c'est pas une très bonne idée waaw ba léegi yow gisagoo sax ceeb bi yegg seegul sax fii ci li ma jàpp yëgaguma daal ne ceeb bi nguur joxe yegg si na fi te au niveau de Dakar aussi maa ngi dégg ni ñu bëri comment distribution sax commencé gul depuis combien de temps donc loolu coono di ko transporter li ñuy fay ci transport bi ñi koy distribuer sax dégg naa temps yi ñu ngi laaj ne dañu war am per diem ñi géré kii bi fonds yeeg yooyu ñu ngi laaj ay per diem donc ce qui veut dire que yow ñàkk xalaat am na ci donc ni président ak ñi koy xelal ni ñu jëlee ni ñu géré par exemple mbas mi des boo xam ne vraiment wane na seen i méthodes yi ak seen i ñàkk xam ne ñu war a doxalee réew. d'accord donc niveau national comme niveau local ni ñuy xeexee ak mbas mi loolu nga jàpp ni mooy des na bu baax. bu baax a baax des na bu baax. d'accord donc damay ñëw ba tey ci Folkorona parce que gis naa ni ci nga bokk d'ailleurs donc waaye yéen waa Pastef foofu ngeen làqatu parce que joxe wala fi dara d'ailleurs ci foofu ba tey Aliou Ndoye Faye bi ñu ko invité récemment dafa wax ni Folkorona mouvement la boo xam ne nii xeexoo leen
parce que yéen voilà xeexoo leen da ngeen a yem rek ci groupe WhatsApp entre guillemets donc ci réseaux sociaux ngeen nekk ku ci nekk toog sa kër bu yànjee nii voilà daan population bi toog na seen kër takk na seen masque alors que ne weer bu dee yéen yëpp ay fonctionnaires yi c'est que peut-être dañoo bokkul ak ñoom Aliou Ndoye Faye façon bi ñuy xeexee rek waaw dégguma ko nag loolu yow yaa ma koy yëgal nii quoi parce que vraiment passage ja kii bi émission bi jotaguma seetaan mais bu waxee loolu peut-être dafa comprendre lool Folcorona nu muy doxee parce que moom ñoom lu ñu tàmm ak ñoom ak ñi ñu àndal lu ñu tàmm mooy que ne bu ñu joxee sax benn bekk suukar sax woo presse bi fii ba Mbour ba Dakar. ñi àndal li nga bëgg a wax mooy en l'occurrence. waaw defe naa ñoom ñoo ànd ci. parce que tur laa bëgg en fait. tur bi defe naa Mamadou Ndiol laa koy gisal muy àndal. waaw su ma juumul donc ñoom bu ñuy joxe la dañuy woo presse bi yëpp photo. waaw woo presse bi photo wu ak yooyu. te alors que lii Folcorona def ba léegi. peut-être am nañ sax ñu ko yëgul parce que ñoom nit ñi soxlawuñu ñuy yëg loolu nit ñi li ñu soxla mooy li ñuy joxee ñu teg ko seen loxo mais pas ay ñëw gonfler ay chiffres yu kenn xamul ay génne ci télé bi wane nit ñi ni kii maa ngi dégg ay mag sax ay mag grand place mag ñi naan vraiment chiffres yi ñuy wax nii ak li ñuy gis ci terrain bi c'est différent Folcorona am na lu mu def action yu mu def déjà bi mairie di def seen session boobu expliqué di def seen budget bi yëpp voilà donc am na 1000 masques yoo xam ne Folcorona joxe na ko te day fekk mu soog a judd. d'accord bu paree ci loolu way 1000 masques ngeen joxe ay 300000 ak yi ni mel ak leader yi nga xam ne ñoom Youssou Dione ak yow bi yéen ñëpp ay fonctionnaires ngeen yor ngeen xaalis. donc gisoo leen ni li ngeen joxe ndaw na lool comme ni ngeen di ngañee ko su maire bi yéen tamit seen bos yooyu. bon daa mel ni dafa ndaw de parce que population bi day ci réseaux sociaux yi nit yaa ngi koy ngañi Folcorona ak leader yi kàngam yi nga xam ne ñoom la ñoo ko wutu muy génnee ay 300000 somme boo xam ne nii sax bu ko étudiant yi wala sax étudiant yu jas bu ñu ko dajalee woon dina ëpp loolu. ñun ñu ngi sant yàlla bu baax mooy li ma la wax sànq yàlla def na am na lu ñuy suturloo loolu tamit am nañ yéene génne ci dara jox ko nit te duñ la filmer te yàlla kese tax bii ñuy joxe 1000 masques yi day fekk dafa fekkoon par exemple Folcorona soog a taxaw dañoo judd rek joxe 1000 masques donc loolu du suñu objectif weesu na plus de 10 000 masques ak leneen yoo xam ne dina ci am te ñu ngi nekk dañu joxe benn période 2 mois pour ñu jéem a dajale lépp loo xam ne par exemple am nañ ko ñu joxe ko te Folcorona ñi fa bokk nekkul ne par exemple dañoo jóge ci ay horizon yoo xam ne du fii ñoom déjà balaa Folcorona di ñëw pour nekk yow la nga def kese yow buñ ko naree comparé ak li ñuy def kenn xamul nu mu toll. donc déjà seen loxo nekkoon na ñoom ñu ngi doon defal seen bopp xaaruñu woon ay Folcorona wala mairie wala leneen pour def ñu ngi doon defal seen askan di def ci ñoom et puis Folcorona ñëwee dañu gën a préparé wu pour gën a indi dajale lépp lu ñu am pour defaat ko ci askan bi donc lu leen loo xam ne rek dañoo dajaloo rek jël benn affaire joxe ko pare nañ ci waaw ku la wax ne dañu nekk ci WhatsApp wala boog toog fa di waxtaan rek di kii non c'est pas ça. ñu ngi am ay stratégie ñu nekkul ne aussi dañu war a rendre compte à chaque fois ne lu ñu préparé ak lu ñu def rek dañuy ñëw ci kii yi wax ko donc yéen ñàkkoo leen yëg ne am nañu ay daara yi 10 daara yi nekk jas am na lu ñu fa yóbbu voilà à part les 1000 masques ak li ñuy dajale nii nga xam ne fii bu yàggul incha allah dinañ ko teg ci loxoy askan bi. ci côté boobu ba tey parce que nee ngeen d'ici 2 mois ngeen di dajale di ngeen am pour yóbbu d'ici 2 mois est-ce que sax du fekk xeex bi jeex wala yi ni mel parce que yaa ngi wax sànq ni président Macky Sall génne na ay ceeb pour distribuer mais ba tey kenn gisu ko yéen tamit bu ngeen dajaloowee. kàngam bi toll ni yéen ngeen toog ba 2 mois après ba nga xam ne sax population dañuy dem ba fàttali sax. corona amul na fi ngeen génnee pour joxewaat ñu ay pour mayewaat li nga xam ne mooy ay 300000 ak yi ni mel est-ce que loolu am na. non déjà lu 2 mois 1 mois la te 1 mois bi pratiquement jeex na. d'accord lan ngeen fii ak boobu ba ngeen joxee 1000 masques yi. lan ngeen joxe. non li ñuy waaj a joxe. li ñuy teg ci voilà mu ngoog yàggatul. bon pratiquement affaire bi daje na ba pare quoi donc d'ici ba peut-être une semaine dina génn ñu teg ko ci loxoy askan bi donc 1 mois yi mën naa ne jàll na ba pare. te li waral loolu mooy que ne dafa fekk nit ñi ku nekk di def individuellement sa alal ak sa li la yàlla dénk nga def ko ci askan bi ba pare. ñun lañ wutiwaat ñu booloo li ñuy yor. moo gën par exemple ku nekk di demee sa côté di jox ni li yegg fi mais bu fekkee ne par exemple dañ dajalee lépp lu ñu am ñu def ko ci benn kii ñu boole ko maanaam ñu joxe ko defe naa foofu lay ëppee njëriñ. foofu sax yéen waa Pastef dinañ arrangé parce que daanaka dafa mel ni seen poche dafa xaw a kii donc ba tey ci Folcorona bi parce que gis nañ ni Youssou Dione bokkul ci Folcorona yow lan nga mën a. Youssouf Dione ci la bokk. damaa juum kii laa bëgg a wax Mamadou Ndione. voilà Mamadou Ndione gis nañu moom bokkul ci Folcorona sànq yaa ngi koy wax nii bu joxee sax 100 francs day woo presse bi ñëpp ñëw taxaw di ko filmé kii loolu moo tax li mu doon monsieur le premier moo tax bokkul ci Folcorona. bon déjà dama koy nangul lu mu ñàkk bokk
mais aussi li ñu gënaloon ñun mooy Saafeen yëpp lañu wax commune bi yëpp te ñu bokk ànd par exemple fexe xeex ak virus bi ñuy wax corona te loolu moo nekkoon suñu initiative dès le départ donc bi loolu commencé kii am initiative taxawal Fal Corona xamul ku mu woowul ci biir dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci dëkk bi par exemple nga nekk ci parti politique wala nga nekk ci société civile wala bokk ngay imam wala leneen ñoom contacté nañ la ñu ne la lii mooy suñu yéene ci askan bi donc ku ci bokkul rek xamal ne peut-être li tax bokkul ci moom la mais du ci waa Fal Corona. mais Aliou Ndoye Faye moom nee na jotul li nga xam ne mooy woote boobu ngeen di wax parce que yéen a ngi wax ni yéen ak ñoom Souleymane Faye Youssouf Dione que ni contacté ngeen ñëpp. mais Mamadou Dione da ngeen contacté après moom ñi nga xam ne ñoom la bokkal di xeex. ci commune bi ñi ci des contacté wu leen ndax lu war a leen bon man moom nekkul ne man damaa contacté mais man dañ maa contacté parce que man du man maa amoon initiative bi quoi donc dañ maa contacté bon man ko woo nañ Aliou Ndoye wala woowuñ ko moom loolu mënuma cee xuus loolu mais xam naa ne moom Aliou Ndoye am na koo xam ne par exemple moom la àndal donc bu ñu woowee kooku te action boo xam ne par exemple kooku def na ko moom Aliou Ndoye dañ cee ànd bu ñu woowee kooku rek def naa ne woo nañu Aliou Ndoye waaw mais moom man su fekkoon ne man maay woote dinaa woo ñëpp dinaa ko woowaat moom tamit je pense que moom ci dëkk bi la bokk te yàgg na di def ci dëkk bi am na lu bëri loo xam ne sacrifié wu na ko def ko ci dëkk bi boo xam ne waa askan wi rek moo ko tax a jóg. d'accord Mamadou Dione tamit ma jox ne li nga xam ne mooy 1000 masques yéen waa Fal Corona. ni ngeen gisee geste bi ngeen. donc daf ñoo fekk si ci li ñu doon woote rek. loolu day wane rek ne ñun. nekkuñ fi di parparloo wala di kii l'heure n'est pas à ça quoi. non ñun sonn ñu nag vraiment sonn ñu mais tamit yow mii sax boo indi woon sa 5 masques sax nga jox ko dañ koy jël yow jas nga bokk ci dëkk bi nga bokk donc li ñuy woote dëgg dafa nekk loo xam ne du pour ñun du pour keneen pour askan wi la. Aliou Samba Ciss ak keneen ak du début jusqu'à la fin maanaam ki gën a tuuti ci wàllu politique ak ki ci gën a mag lu mu mënti indi par exemple jébbal ko ak Fal Corona ñun dinañ ko booleeg lu ñu am ñu teg ko ci loxoy askan bi loolu kese moo ñu intéressé du politique du leneen Fal Corona du mouvement politique du dara voilà donc askan bi la rek ñi nga xam ne par exemple ñu ngi yëngu fii di woote ne dañoo bëgg jas ñoo jël seen astu di bëgg koo dajale teg ko ci loxoy askan bi ku ci teg sa bos xamal ne sa yóbbante dina yegg jàmm incha allah. d'accord loolu kese mooy suñu objectif. dañuy ñëw ci jàngalekat nga déjà donc ñu ngi président Macky Sall ñu ngi waxu dellu ubbiwaat li nga xam ne mooy école yi pour élèves yi nga xam ne dañoo nekk en classe d'examen mooy ñu def CFE BFM ak li nga xam ne mooy bac donc gis nga ni 2 juin ñu tijjiwaat école yi dina doon loo xam ne lu mën nekk la ak mbas mi fi mu toll. bon dinaa ne loolu sama xalaat ci loolu mooy que ne le 2 juin bi di ñëw ñu nar a ubbiwaat école yi. ci situation bi ñëpp a xam tey feebar bi mu ngi gën a tasaaroo ci biir dëkk bi cas communautaire yi gën a bëri donc ubbi école yi damay jël exemple ci comme école bi ma xam ne moom fa laa nekk rek déjà nga xam ne enseignants yi ñu ngi plus de 30 enseignants ci benn école boo xam benn toilette pour homme la am ak benn toilette pour femme déjà loolu xam nga ne ça pose problème élèves yi kenn xamut nañ toll am nañ 6 classes de troisième 6 classes de troisième yooyu ñun ñuy prof anglais yi on est 6 léegi bon nan la ñuy séddoowee classe yooyu parce que dañ ko nar a diviser par dañ classe bu nekk na am 20 yow suñu classe de troisième mu ngi tourne autour de 70 yow boo ko naree def par exemple par 20 ñaata classe nga ciy am ci benn classe bi est-ce que ñun danañ mën a couvrir loolu ci yan condition lañ nar a jàngee ci suñu jàngale aussi ni muy demee ci classe est-ce que dinañ mën a respecter mesures yi carrément benn crèche bi ngay partagé bon da ngay doxantu ci rangée yoo xam ne sa mënoo sax dox carrément da ngay incliné wu pour mën a dugg ci biir donc yooyu yëpp paramètres yooyu yëpp peut-être nguur peut-être des na koo xam parce que ñoom pratiquement ñi ci bëri duñu wàcc ci terrain bi pour xam exactement yàlla na école yi yëpp di dund donc élèves yi aussi bu ñu génnee nan lañ leen di canaliser ba ku nekk ñu génn benn bu ñu génnee aussi yan oto la ñuy jël nan la ñuy duggee ci seen transport est-ce que loolu yëpp dinañ ko mën a contrôler loolu moo tax ma gën a tiit ci dellu école bi élèves yi tamit xam nañ loolu moo tax ñu ci bëri ñu ngi activé wu pour ñu bañ a dellu école ñun moom on n'a pas de problème nous les enseignants bu ñu waxee ne nañ dellu école li ñu mën mooy yëgal leen ne par exemple danger yi lii la risque yi yii la mais nguur peut-être moom ci la ñuy liggéey bu ñu forcer pour ñu dem école dinañ mën a dem mais nag moo ñu moom waaye moomul élèves
parce que maa ngi dégg ay parents d'élèves nee nañ carrément xalaatuñ sax di bàyyi seen doom ñuy dem école ci situation bi. d'accord ba foofu tey année blanche est-ce que yaakaar nga ni Sénégal loolu la waroon def que muy ubbiwaat école yeeg yi ni mel mais tamit président ci discours am récemment nee na dañoo war a jàng di dund ak li nga xam ne virus bi est-ce que nekkul ci loolu la ñu bëgg a tàggat loolu la bëgg a appliquer moo tax mu bëgg a tijji école yi. dañu war a jàng dund ak feebar bi. waaw yéex nañ ko jàng de xanaa bi ko France jàngee ba pare lañ koy soog a jàng ñun. donc da nga gis ni copier coller ah man kay loolu kay man ñi ngumb yi sax ak ñi nga xam ne par exemple seen xalaat sax soriwut loolu sax xam nañ loolu jaratul sax ay wër fu sori ñun lépp lu France def ñun dañuy xaar ni ñun dañ koy def te feeñ na du début feebar bi ba fii li fi feeñ mooy loolu lépp loo xam ne état boo xam ne France jàllal na ko rek dañuy xaar ne ñun fa lañ jëm donc loolu laa jàpp. quant à année blanche moom xam naa ne métti na ci réew trop mais aussi bu fekkee ne yàlla loolu la dogal mais man gisuma li tere ñu dem ci. mais aussi xam nga virus bi nee nañu bu fekkee dina fi gaaw a jóge tey ay mois d'août ak yi ni mel la fiy jóge bu fekkee tamit du fi gaaw a jóge mën na fi nekk sax ba attaque yi ni mel donc virus boo xam ne tamit xamuñu kañ lay dem est-ce que waruñu comme li président wax ñu jàng dund ak moom suñu activité bañ a taxaw parce que tamit du jariñ dara ñu taxaw suñu activité pour virus boo xam ne nii waajul dem. ah virus bi moom déjà par rapport ak virus bi mu ñëwee amoon naa ci benn xalaat mais gis nga situation bi ñu def couvre-feu yeeg état d'urgence yeeg taxawal arrêté njàng meeg yooyu ak seddale ceeb beeg yooyu yëpp ça risque de tirer en longueur wala jël temps li waroon mooy ñu fexe sacrifié wu jël benn 3 semaines boo xam ne dañuy def confinement total ku nekk. par exemple day fekk ñu wàññi ay ceeb yeeg diwlin yeeg yooyu au lieu que ñu koy jënd di ko distribuer di sonn mais ñu wàññi njëg li ku nekk ravitaayu ñu def benn confinement de 3 semaines. confinement bu 3 semaines ngay wax mais yow fonctionnaire état nga bu yor dee dañ lay fay sa salaire ñi nga xam ne nii dañuy dund au jour le jour ñooñu ñu dundee lu ñu lekk. bon mooy li ma la wax rek bu fekkoon ne par exemple au préalable balaa confinement di am réglé nañ kii yooyu ba pare. wàññi njëg li bu baax a baax. wàññi njëg yi bu ñu ko wàññee je pense que dina accessible ñi nga xam ne aussi yàlla def na comme ni ñu ko waxee du jour au jour la ñuy lijjanti li ñuy lekk ñu xool nan lañ leen di appuyer parce que l'état xam na exactement ñooñu ñan la parce que am na ay études yoo xam ne def nañ ko am na ay renseignements yoo xam ne def nañ ko xam nañ ñan la ñooñu ñu assister leen du ñu bëri comme ni ñuy dimbalee par exemple nii yëpp nañ toll donc su ko defee ñu sacrifier parce que loo gis sacrifice la parce que ñooñu ñu ngi dund situation bu métti bi depuis boobu ba léegi ñu ci bëri mënatuñ dem fenn lañ daan am mënatuñ ko am te pourtant ñu ngi dund donc dara bu ñëwee yàlla teg la ko da ngay xool exactement nan ngay xeexee ba mu jógee fi nga ñaan suñu borom aussi nga dolli ci loolu kese la. d'accord xam naa ni sax bu dee bu ñu dugg ci mas mi yaakaar naa feeñi fanaan parce que dafa mel ni da nga naan discours sa leader balaa nga ñëw toog tam. non montre yu baax yëpp a bokk heure. maag sama leader. c'est que yàlla dafa def suñu relation ñun ak suñu leader. bokkul ak la daan xew fii ci ay parti politique. parti politique yu bëri ba ci duma sax parti politique kese mais nga nekk représentant parti ci biir dëkk rek yow loo wax noonu la loo xalaat moom la ñeneen ñi xalaat yow amoon dara loo koy xelal moom lu mu wax loolu ngeen def daf la jox ay kii ngay exécuter kese mais loolu nag dafa wute ñun suñu président day xalaat ñun ñuy xalaat loolu et yàlla day def nag très souvent suñu xalaat yi day daje parce que ñun ñoo bokk li ñu bëgg te triché wuñ ci amul benn calcul buñ ciy def. D'accord. C'est ça. d'accord loolu am na solo bu baax a baax. kii ñu leen di fàttali rek ni yéen a ci seen émission Ramadan avec tey nag ki ñu ci dalal moo nekk Youssoupha Ciss donc Youssoupha Ciss sànq yaa ngi koy dund yow yaay coordonnateur sànq yaa ngi wax affaire politique sax naan yaa sa leader yéen a bokk heure parce que moom tuuti baax yi ñu bokk heure gis nañu tamit yow yaay coordonnateur Pastef Diass donc li ñu mel Pastef Diass ak yooyu man kañ la tàmbalee am si li nga xam ne commune bi kañ la jug daal ñu mën a. donc Pastef Diass dinaa ne mu ngi juddu bien avant les élections présidentielles ay 6 mois 7 mois avant l'élection présidentielle donc c'est vrai que ñu bëri nekkoon nañ ci parti bi déjà adhéré woon nañ xamoon nañ Ousmane Sonko xamoon nañ Pastef mais amul woon benn cadre bu ñu dajale par exemple Pastef Diass taxawul woon bi ñu gisee loolu aussi ñu def ay démarches man ak ñeneen ñu dem approcher par exemple les leaders du parti au niveau de Mbour ñu fexe ñëw fii ñu taxawal parti bi au niveau de Diass mais fekkoon nañu bëri déjà ay patriotes lañu bokk nañ ci parti bi mais Pastef Diass fekkul woon mu taxaw voilà
donc bien avant loolu moom la parti am représentant fii au niveau de Thiès. d'accord léegi kan moo nekk yéen ci seen ginnaaw parce que gis nañ ne Ousmane Sonko amul xaalis. donc fépp fu ñuy taxawal rek parti dina am ku yor koo xam ne moo nekk peut-être ci ginnaaw que ça soit mu feeñ wala mu bañ a feeñ. kan moo nekk seen ginnaaw yéen. ñun suñu ginnaaw. ñun kenn nekkul suñu ginnaaw. kenn nekkul suñu ginnaaw. ñun amuñu ku nekk suñu kanam ak suñu ginnaaw ñun dañoo ànd. xam nga Ousmane Sonko day yàgg di leeral loolu. nee nañ par exemple parti bu ngeen bëggee par exemple parti dox. bu kenn nekk ci kanam bu kenn nekk ci ginnaaw dañuy ànd. bu ma nee kan moo nekk seen ginnaaw mooy kan moo nekk si ginnaaw di leen financer pour ngeen def. ok ki ñuy financer. ñun ñooy financer suñu bopp. waaw ni ma la koy kiiwee peut-être bon dinaa la ci wax sax yoo xam ne peut-être nit ñi xamuñ ko ñun ñii tey jii may wax ak yow. as tuut bi ma yàlla dénk ma koy jot chaque weer parti bi la ciy am donc moo la joxee sama bopp mooy que ne jox naa la ñëpp ñeneen ñi lan lay doxee. Au niveau de la commune participation chaque mois dina dem. Au niveau du département de Mbour dina dem. Donc chaque mois commune bu nekk département de Mbour dina joxe benn participation boo xam ne ci parti bi la dem. donc te fas yéene wuñ ko bàyyi fii ba 2024 yàlla jox ñu réew mi ñu teg ko ci raay. d'accord donc Youssouf Dione nekkul seen ginnaaw parce que dañuy dégg souvent ay. Youssouf Dione de ni ma ko xamee. man ni ma ko xamee xamuma ko xamul nànk nag déjà mbokk lañ ba pare nekk xarit waaye ñàkkul ñàkk fulla boo xam ne dina def loo xam ne. dañ ko koy defloo moom mooy ci non Youssouf Dione du doxee noonu voilà du doxee noonu Youssouf Dione lii ngeen gis muy def li ngeen gis li ne fànn ngeen koy gis gëm leen ne loolu la nekkee li mu leen wax noonu loolu la nekkee amul lenn loo xam ne dañ koy lëñ ba ci moom waaw parce que ñàkkul fulla ak fayda boo xam ne duñ koy téye di ko lu nekk nag waxal nañ ko lu nekk defal nañ ko am na ñu naan jëndal nañ ko oto fii am na ñuy naan dañ koy xalamal moom la ñuy xalamal nii vraiment ñu nekk mu nekk loo xam ne métti nañu aussi parce que ñun liggéeyuñ ci loolu daal ci luy préparer nit wala di xalamal nit wala di defal nit waaw ku bëgg dara daal na ci nekk mu def ko gisul jot li mu bëgg dundee mu ngi koy dundee et que li mu bëgg def pour askan wi loolu dara terewu ko mu def ko donc il est connu partout au niveau de la commune dëkk boo dem tey au niveau de la commune tey boo nee Youssouf Dione dañ la ne xam nañ ko parce que lu baax rek la fiy def voilà loolu kese élection présidentielle yi nga xam ne moom moo weesu donc demoon ngeen daal di voilà mobiliser wu et tout ça ne yéen a ngi derrière ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi ngeen donc lu yàggul dara tamit ñu dégg leen ngeen di wax noonu mairie bu Diass bi soxal na leen bëgg ngeen koo jëli yéen waa Pastef ak yéen donc est-ce que yaakaar ngeen ni li ngeen amoon li ngeen dajale woon élection présidentielle yi passé mën na tax ngeen jël di nga xam ne mooy mairie parce que nag bu ñuy xool defoo leen fi dara ci sax ñu génn di def. bu ko neenal waaye bu ko neenal liñ fi def daanaka bëriwul noonu. voilà ñun ni ma la wax sànq rek dañuy def suñu doole fu mu toll fu mu yem. dañuy def suñu kéemtu lay kàttan bañ a fenn bañ a sàcc waaw lépp loo xam ne yàlla dénk nañ ko te ñu yéene ko askan wi yéene nañ leen sax lu ëpp lool dañ koy partagé ak ñoom donc par rapport ak mairie Diass waxuñu woon ne dañuy dem posé wu candidature d'ailleurs moom grand place boo dem léegi loolu nga fay fekk diw moom moo fi ñeme moom moo fi posé wu candidature ñi ci des dañuy làqatu waxuñu lu leer xamuñu loolu rek ñoo yëpp da nga koy dégg ak wala boog budul ci kan la war a doon yàlla tamit ñun tamit yàlla bañu ñu bañ boo xam ne ak ñi Diass ni nit toll ci Diass ak cadre yi nekk Diass ak borom xam-xam yi nekk Diass nga ne ma kenn rek moo ci mën a yor mairie bi ah. mooy kan ngay dégg souvent ñu koy wax. non mais yenn saa yi sax ñu limal la yenn benn ba ñaar yi daal ne kii moom mooy naan candidat la daal. par exemple je peux te donner le cas de Mamadou Ndione moom moo ne candidat la loolu dañ ko koy nangul kon ne ku mu neex na ne candidat la mais Diass population bi seen bopp dafa demoon ba nekk benn demande sociale que ni nañu ànd d'abord nañu ànd bu fekkee ne par exemple dëgg la ci ñun ne dëgg bi moo ñu ñor bu fekkee ne dëgg bi moo ñu ñor nañu ànd doon benn dem defar dëgg bi loolu moo taxoon nag ñu bëri dañ ne bokk nañ te waxuñ ne ñoom la dañ ne bokk nañ Pastef posture boobu la jël bi affaire yi ñëwee dañ ne carrément ñun ci mairie ci élection yii di ñëw ñun danañ bokk ci élection yi ça veut dire que ñun mën nañ bokk demal ko suñu bopp mën nañ dem bokk ànd ak ñeneen donc ànd ak ñeneen nag moo ñu gënal li tax mu gënal ñu mooy que ne par exemple li askan bi bëgg mooy loolu ñu ànd doon benn parce que division fu mu am rek doole du am. d'accord léegi yéen bu ngeen demoon tey bay ànd ak kan ngeen di àndal. tey jii nii amuñu kenn koo xam ne tey jii par exemple mënuñu ànd ak yow ànd laa la wax de ànd waaw waxuma la topp ci diw nag ànd ak diw dafa am ak topp ci diw dafa am ñoo xam ne nag
ala kulli aale bëgguñu ànd ak kenn xam nga la lañ bëgg nit topp leen te ñun duñu koy topp nit. comme ñan ngay wax liaison bi. bon yàlla day bindee nit noonu. comme kan tur jox ma benn tur. da nga bëgg a mën a la Mamadou Dione la Mamadou Dione loolu la mës a kii parce que ñu bëri sax bon gis nga ñu bëri dañ ko positiviser ba nee nañ courage la ci moom mu ne lii laa bëgg il fait tout pour mu jot ci comprendre bu baax li ma la wax waaw mais ñun yàlla dafa def nag duñu doxalee noonu ñun daal boo mënee sa tànk suñu tànk sa mbagg suñu mbagg comme waaw boo foo waxee sa xalaat ñu wax suñu xalaat ñu xool ban moo xalaat moo gën ñu appliquer loolu li gën ci askan mais pas ñu topp ci ginnaaw nit lu mu wax ñu kii wala boog bu ñu waxee loo xam ne àndut ak waxam mu saaga ñu wala ñu brutaliser ñu parce que yooyu yëpp mu ngi fi am waaw yooyu yëpp mu ngi fi am. donc daal mën nañu wax ni tey bu ngeen di ànd di ngeen ànd ak keneen ku dul Mamadou Dione. ndax. bu ngeen doon ànd tey bu ngeen doon am ku ngeen di àndal pour dem élection locale yi di ñëw di ngeen ànd ak kenn koo xam ne nii di ngeen ànd ak ñëpp ba mu des Mamadou Dione. leeral naa la wax ji de dama ne la. amul kenn ku ñu exclure ci ànd. ci ànd laa la wax waxuma la ci topp nit waaw. Aliou Samb Ciss muy suñu pap bi nga xam ne moom mooy diriger maire bi tey bu ñëwoon pour ànd ak ñun ànd laa la wax de ñu ànd ak moom ànd la ñu wax de waaw mais pas topp nit parce que gëm nañ ne liy defar dëkk bi mënul jóge feneen fii la nekk mu ngi fi lépp loo xam ne par exemple yow mairie soxla na ko pour avancer mu ngi fii ci dëkk bi mais ñu bëri tey yàlla may na leen xam-xam bi may leen kattan bi may leen am-am bi ne dañoo génnee seen loxo parce que lii di fi dox xam nañ ne vraiment fii ba 1000 ans mënul defar dara. donc tant que mu ngi fi dëkk bi daal du mos a dem quoi. ngi rek lay kii il faut loolu nag yombante il faut que nit ñi xam ko population bi foog ñu xam ko. parce que munoo par exemple yow nit nga fal ko benn ñaar ba ñetti mandat ba pare yow nga naan par exemple yow defoo fi dara wala ay truc parce que yow yaa ko fal ki ko fal nga falaat ko c'est parce que yow gis nga ci moom loo xam ne mooy la. peut-être ñun dañoo xamul ce qui se passe ailleurs mais yi mairie yaa ngi naaw ñu ngi développé ñu ngi ci ginnaaw rek boobu ba léegi te li ci gën a grave mooy que ne lépp lu fi wàcc li fi wàcc yëpp kenn xamul nan la toll. te aussi dama ciy profité pour wax la benn affaire parce que am na temps yi madame le maire ma dégg ko mu def benn sortie mooy Mariama Dione maa ngi koy nuyu de passage mu ne carrément aide alimentaire yi fii ñëw vraiment du jaar fi mu war a jaar dafa am ay politique yoo xam ne. dañ koy récupérer ñu orienté ko ci ñi ko fi jëloon dañ koy orienté ci ñu leen neex ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom parti politique wala boog ñi nga xam ne ñoo far ak ñoom donc loolu aussi dañ koy ñaawlu bu baax a baax donc te xam nañ bu baax loolu te aussi di wax ne aussi bu fekkoon ne par exemple suñuy ñii ñu fal ci mairie bi bu fekkoon ne li leen kanam bi ñu war a won entreprise yi fi nekk won nañ leen ko kon donc du demee nii mu demee parce que am na yeneen mairie yoo xam ne entreprise yi fa nekk lañ fay def ñun xam nañ ko. tout récemment damay dévoiler benn affaire ñaawlu woon naa ko ci Facebook ba ma ko mayee mooy que ne ba ñuy xeex espace bi ñuy jox Layus fee ci Bandia donc ñu bëri jógi feneen ñoo xam ne dëkkuñu Bandia ñu dem teew fa daje naa fi ak seen équipe bi 2 ou 3 jours après dama gis waa mairie di wone comment dirais-je ay réalisation Layus fii ci dëkk bi quoi. sama xel dafa ñaaw sur le champ c'est grand Dias actu de ça man leen mais lii nan la ñu mën a xeexee par exemple Layus même pas une semaine après ñuy wax lan la fi def donc ça veut dire que am na lu ne ci ginnaaw mais bi ma leerloo effectivement dafa fekk ne Layus moo wañ seen loxo ne wane leen li ma fi def balaa gars yi di ma sonal donc entreprise ba moo lay gënal sax sa askan bi ngay jiite yooyu dañ koy ñaawlu bu baax a baax. d'accord donc loolu ñoo ko déggandoo ñëwuñu tuuti ci li nga xam ne mooy discours président Sall nan nga gisee discours bi mu def keroog nga xam ne ni population bi ñëpp a ko doon xaar d'ailleurs mu naroon discours Macron naroon discours Lamine moom discours jékki-jékki ak waxu réseaux sociaux yi ak nit yi naan pression la kii mel mu def discours même jour bi nga xam ne moom Macron doon discours. démission rek. loolu kay li man sax mën naa koy wax ñëpp wax nañ ko ba pare. démission la mooy yéen fi mu ne nii. demal leen seen bopp li ma leen mënaloon def naa ko fi mu ne nii mënatuma dara ci yéen demal leen seen bopp feebar baa ngoog yéen a ngoog jël leen seen i responsabilité fi mu nekk nii ku nekk sa bopp ngay dal ak sa askan mais pour président de la république pour man démissionné na bu yàgg. pour yow daal démissionné. waa Dias nañ góorgóorlu laa wax. nit ñi fool corona ak ñeneen nañ góorgóorlu lépp lu ñu mën a defar ci masque lépp lu ñu mën a wax ak askan wi nañ ko def parce que waa ji bàyyi nañu fi de.
bàyyi nañu suñu bopp. d'accord ñooñu tudd ci li nga xam ne mooy discours Ousmane Sonko discours bu négatif bi mu def loo wax rek mu ne non population bi dañoo yaroo ko yi ni mel gis nañ ci waa Médina lañu fi génn ak yi ni mel génn ci mbedd bi def loo xam ne ni moom loo wax rek mu ne daal population bi dañoo yaroo c'est parce que da ngeen di cotiser da ngeen di yéenay cotiser en fait di ko peut-être di ko jox xaalis muy waxee ak yi ni mel moo tax daal loo wax rek mu ne population même luñ deful sax lu baax mu ne population bi ñoo am li nga xam ne mooy dëgg. non dañu dafa situer responsabilité yi rek. waaw gis nga njiit am na nooy mel rek sa askan day sànn waaw ni mu war a mel du mel noonu parce que fekkee ne par exemple yow lu la neex def doo concerté woo kenn doo waxtaan ak kenn lu am yow donc responsabilité bi yëpp daf ko jox président de la république te effectivement moom la waaw sortie yi fi am yëpp révolte yi fi am yëpp ba tout récemment bi am Léona Niassène yow tu sais nettement que c'est le président de la république moo ko waral mënoo jël par exemple 2 poids 2 mesures boo jëlee par exemple benn mesure na nekk pour ñëpp mais bu mu nekk pour ñii mu bañ a nekk pour ñeneen donc li waral sortie yi xam nañ ko bu baax a baax loolu la donc Ousmane Sonko ku ko xam-xam ci franc-parler dina xam ne du raay kenn du kii kenn nekkul ne par exemple dafa bëgg ku ko voteel pour muy waxee nii wala pour mu waxee ne j'en profite sax phrase boobu ngay wax am na ñu ko jël di modifier ko partager ko ci réseaux sociaux yi jël par exemple il a cité Macky Sall que par exemple les populations sont indisciplinées mais il a oublié par exemple de dire son nom voilà donc di bëri récupérer ko jàpp mu mel ne Ousmane Sonko moo ne population bi dañoo yaradiku pas ça loolu saaga la saaga boobu pour xam Ousmane Sonko xam yaram xam diineem dina xam carrément ne du kuy wax yu mel noonu. donc dernier laaj bi rek mooy sànq yaa ngi koy junj si say wax mairie bi ni muy doxee commune bi ki ni mel donc yow daal fii gisoo fi benn développement daal ci commune bi pour yow commune bi leen développement. loolu nga ma laaj de ni ma ko xamee yow noonu nga ko xamee noonu la ko population bi xamee wax naa la ko sànq ñooñu seen xel fi mu yem loolu la ñuy def seen jëf foofu rek la mën a yem. donc da nga gis ne daal maire bi jàngul xel mi kiiwul noonu moo tax. non mais attends mais am na dossier yoo xam ne par exemple jaar na fi yëpp. dossier entreprise yeeg aéroport yeeg li fi yëpp wàcc yëpp. mais am na sa niveau d'étude foo xam ne bu fa yeggul yow mënoo ko traité. ba pare nga am ñoo xam ne mën nañ la ci xelal mën nañ la ci jàppale mais politique tax ba doo leen déglu parce que li ma lay wax ni am na fu leer fu ma ko teg ñu bëri am nañ xam-xam ci wàllu yu bëree bëri am nañu ay projet teg ko ci loxoy maire mais duñ ko appliquer au contraire sax bu ñu xamee ne yow yaa ngi defar yi loo xam ne dina jëriñ askan bi dañ lay baare li may wax ci weeru koor laa ne lycée bi bu muy taxaw ñi ko doon contrecarré pour mu bañ a jaar ci loxo yi bu jaar wax ci mairie bi la jógee ak yu bëri yu mel noonu Souleymane Faye projet d'assainissement bi mu indi woon fii à Diass fan la mujjewul fenn lan moo tax mu jógi ko parce que bon yaakaar nañ ne bu ko defee ñu ne Souleymane moo ko def askan wi jëriñu ci donc dañuy ànd ak Souleymane Faye donc politique bu mu tax ñu xañ askan wi te loolu daf fee bëri li politique di tax ñu xañ askan wi ndax dañoo bëgg faluwaat wala yàlla mooy joxe nguur. donc nañu kii rek bu ñu faloo nañ def loo xam ne par exemple li ñu falee loolu la ñu bañ a xaabaabal loolu. d'accord lan mooy sa kàddu bu mujj ci émission bi. sama kàddu bu mujj mooy di leen ñaanal leen laay def parce que vous êtes jeune xam naa ne taxaw ngeen ci tànk yoo xam ne bu ngeen ko teguwul incha allah médias yi mu fiy gis incha allah di ngeen leen raw parce que bi Diassactu di génn bi muy soog a juddu fii la ma fekk. ñii samay frère lañ ñoo bokk la début bi metti woon lool mais dégluwuñu kenn ci côté boobu faalewuñu dara liggéey seen liggéey continuer nag di jàng surtout njàng mi parce que njàng dafa am solo boo xamul pour say jëf moom duñ ko naw moo tax ma leen di ñaanal di leen ñaax di leen wax ngeen gën a góorgóorlu di wax ne liy xew feneen li ñeneen di am gënul leen ko yëloo parce que yéen baax ngeen yaru ngeen mais aussi liggéeykat ngeen te ñafekat ngeen yàlla na leen yàlla jàppale ci barki weeru koor gi ci barki suñu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def Diassactu dem ba mu nekk média boo xam ne moo raw ñoom TFM wala ñoom Sen TV wala ñeneen ñu leen di dégg partout dans le monde loolu laa leen di ñaanal. donc mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax lii nag moo nekkoon seen émission Ramadan avec ñu àndoon ci ak ki nga xam ne mooy coordonnateur Pastef bu Diass muy Youssoupha Ciss yaakaar naa ne nag émission bi dina leen neex donc ñu leen di rek dig daje ba beneen yoon bu neexee yàlla.